dellu si waat di leen nuyuwaat fi ñu leen daan nuyoo fii ci TFM ci plateau Wareef door rek nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloori noonu la ñuy def jàll ziar mboolem kilifa diine yi ak kilifa aada yi fépp fu ngeen mën a nekk waaye di ñaan ngeen yàgg fi loolu te wér ndax jàmmi réew mi rek leen itteel yaay da ngeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ñëw dooraat rek seen émission bu mag bii di Wareef parce que yéene nag ànd ak sama góor Mamadou Ndoye Bane salaamaaleykum meeru Pire. waaw non bàyyi ñu Wareef rek. waaw nu bàyyi ñu Wareef rek. bu fi indi coow. monsieur le maire bismillah. waaw jaajëf di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre di ko ñaanu mu yàgg fi lool te wér. di ziar waa Pire Sañoxor yëpp sunu xalif ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé ak moom parent ji bi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ak notable ya fa nekk yëpp Baye Bada Dieng sëñ Sidi Mbacke. di dalal jàmm sunu directeur bi ma bàyyi la nga présenté ko. ñu fas yéene waxtaan ne ci réew mi rek li nga xam ne dund gi nga xam ni. moom kenn mënu koo dab. waaw fa mu yegg gars yi yóbbu nañ ko ba mu kawee. waaw lu tax mu dem ba mu kawee moom. ñu bàyyi la rek ak ki nga xam ne moom nga invité tey. waaye moom comme dane moom bi muy ñëw bi ma séenee dafa xaw a kii ndax jàkkaarloo bi daal dañ koo waajal waaw dañ ko kon xam naa comme yëpp nañ ko bàyyi rek ma dalal ko monsieur Diallo ñu ngi lay nuyu di leen ko présenté ki ñu dalal tey nag moom moo yore mbooleem luy commerce intérieur parce que xam ngeen ne wàllum jëndakum jaay daf ko war a régler war koo teg ci yoon kon moo tax tey ñu dalal ko ndax fi prix yi toll monsieur Diallo ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di delloo ziar di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala yàlla nu nangul sunu ziar. amiin di nuyu Ndoye Bane di nuyu téléspectateur u TFM yëpp yi nekk fii ci Sénégal ak ci diaspora di ñaan yàlla nag aussi waxtaan bi nu sumb mu amal njëriñ askan bi tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu war fas yéene ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin amiin dal bi am na solo kon Ndoye dama lay bàyyi nga ubbeek moom. waaw moom sax mënoon naa ubbi ndaxte directeur lan moo waral coow li. waaw disons situation bi parce que li ñuy dund Sénégal moom c'est une crise internationale crise internationale nag bu amee da ngay njëkk a xool sa entourage immédiat maanaam li nga xam ne ni moom moo ñu wër fi Sénégal Mali Guinée-Bissau Côte d'Ivoire maanaam sous-région bi est-ce que ñun lu ñuy dund ñoom loolu la ñuy dund ñu gis ni flambée des prix bi ñuy wax fii ci Sénégal sous-région bi yëpp moom la ñuy dund parce que loolu FAO sax moom moo ko njëkk a signalé ñu xool ñu ne léegi waaw bu ñu génnee sous-région bi est-ce que Afrique bi yëpp looloo fi am ñu gis ne que effectivement seen dëkk yu bëri ci biir Afrique li ñun lu ñuy dund Sénégal ñoom la ñuy dund am na sax lu ñu ko gën a mettile alors ñu xool aussi ci monde bi ne que loolu la ñuy dund li tax may génnee loolu c'est parce que li xew fii ñun dañu ko jëlee bitim réew andi ko ndaxte ñun Sénégal yàlla dafa dogal ni li ñuy jëfandikoo yëpp di ko dundee li ci ëpp dañu koy jéggaane donc ndaxte li ñuy yor en terme de production fii ci biir réew mi maanaam ñu koy bay doyul pour couvrir ñi li nga xam ne moom la ñu soxla ci suñuy besoin en terme de consommation donc li ñu mën a def rek mooy dem jëli ko bitim réew boobu bi ñu demee di fa jëli la ñu fa fekk ci njëg moom la ñuy jël ndaxte ñun amuñu benn moyen pour la ñu fekk ci bitim réew ci cours mondiaux yi amuñu benn moyen pour yokk ko wala pour ñu wàññi ko donc lu ñu fa fekk rek moom la ñuy jëndee bu njëkk di nga doon dem foofu mu yokk wala mu wàññeeku du am trop problème parce que mën nga ko tëkku mais boo ci boolee nag leneen li ci yokkeeku mooy fret bi maanaam transport maritime parce que léegi marchandises yi circulé ci monde bi yëpp 90% maanaam boo jëlee ñaar fukki juróom-ñeent fukki yëpp ci ay bateau lañ koy def tuuti mooy dem ci avion yi donc bu fekkee ni 90% bu àddina bi yëpp soxla ci ay bateau lay dem donc àddina bi yëpp ñooy soxlandoo bateau te fu ñuy jëlee ñu nag àddina bi yëpp ñooy tase foofu boo jëlee ceeb bi Asie fa la ñuy dem Asie pratiquement ñëpp fa la ñuy tase pour jëli ceeb Inde Pakistan Thaïlande Vietnam yooyu ñoom ñoo yor ceeb bi nga jël suukar bi Inde bon dans une moindre plus grande mesure Brésil mais boobu fële la mais lépp côté boobu lay transiter
pour mën a ñëw. ñu ne léegi nag li nga xam ne ni moom la ñuy transporter marchandises yooyu prix bi dafa jógee ci benn dem ba ci 4 fois plus wala 5 fois plus muy fret maritime bi. fret maritime bi dafa jóge ci $40 tey mu ngi ci $185 xam nga loolu dafay nga bu fekkee ni léegi yow da nga dem li nga doon jëndee mu cher li nga koy transporter nga ñëw mu gën a cher ñetti yoon c'est clair que ni boo ko indiwee ci sa réew prix bi dafay yokku. loolu moo indi situation bi ñuy dund tey. waaw mais loolu noonu waroon gën a séntu ni mi ngi ñëw. ak yi fi xew Covid bi pandémie bi waroon gën a séntu ni loolu. mi ngi ñëw sóoraale ko li naan gouverner c'est prévoir est-ce que xamoon ngeen ni loolu noonu tôt ou tard affaire yi nii lay demee ak est-ce que da leen a bett. non bettuñu parce que dund nañ lu mel ni 2008 2009 dundaat nañ ko en 2011 donc loolu servir nañu ci expérience lu tax ma ne leen état bettu ko parce que ñun dañuy am jàngat bi mooy direction ministère du commerce dafay saytu prix yi nu muy évoluer sur le marché intérieur et sur le marché mondial. Ministère des finances am nañu benn direction bu ñuy wax DGPE de la prévision et de la statistique dañuy def la même chose. agence de régulation des marchés bi nekk ci ñun dañuy def la même chose ci ceeb bi. ak spéculation yi ñuy wax oignon yeeg pomme de terre yi. donc xam nañ ni depuis 2019 que ni am na jafe-jafe d'ailleurs moo tax ci 2019 ci 2020 bi comme dañu wax ni dañuy confiner maanaam toog leen seen kër donc ñi demoon di liggéey wala ñu doon yaakaar ni ci pour dem am lu ñu xoslu amuñu ko état bi jël ay vivres jënd ko distribuer ko ñi nga xam ne ni mooy population bi. xam nga prévision ci loolu la bokk parce que xalaatoon nañ ni que à terme prix yi dana yokku parce que li tax prix yi di yokku expliqué naa leen kii mais xamoon nañ ni que bu fekkee ni mesure de confinement yi dafa continuer surtout ci bitim réew nu ñu koy waxee producteur du am maanaam ñi dem di bay ci tool yi foofu toolu ceeb yeeg toolu suukar yeeg toolu kii yi pour que ñu mën ko bay day wàññeeku donc production dëkk yooyu day wàññeeku. ñu gis ni que dëkk yooyu aussi ñoom itamit li ñu bay. dañu naan balaa ñuy jël li ñu bay yëpp di ko exporter ñun léegi dañuy jël di denc. donc ñun bi ñu demee loolu yëpp jàngat bi ñu def moo ko wane. lii wane ni que lii aussi lii prévoir woon nañ ko ba pare jël nañ disposition yi mooy que ni boo leen xoolee mesures yi état bi di jël du yi mu ji yi nii rek moo fi nekk. parce que commencé nañ ko jël depuis janvier 2021 commencé nañ ko jël ci kii bi ci farine bi ñu appliqué ko ci blé bi ñu commencé di ci liggéey ci dëwlin bi ak yeneen mesures yoo xam ne mais état bi dugal na ci loxoom am na defe naa ne am na lu mu jël ba dugal ko pour askan wi gën a féex mais ba ngeen tax na ministère bi génn benn arrêté application arrêté boobu fu mu toll sur le terrain parce que am na ñoo xam ne dañuy lànk ni ñoom. ba tey nii am nañu lànk ba am ñoo xam ne ñu ngi yàq application est-ce que am na ay mesures d'accompagnement ngeen wàcc sur le terrain xool vérifier est-ce que réellement ñi boutiquiers ñi ngi appliquer mbir bi. waaw xam nga mesure bi dañ ko jël en vendredi maanaam arrêté bi vendredi la ko ministre du commerce signé donc bu ko signé da ngay jël arrêté bi def communication sur cet arrêté là communiqué ko. commerçant yi communiqué ko consommateurs yi communiqué ko maanaam ñi nga xam ne ñëpp war nañ ci mën a jot phase boobu mooy li ngay wax en termes de mesure d'accompagnement da ngay def communication bi ba pare boo paree nag nga def action d'application sur le terrain mooy lan mooy que ni direction bi nga xam ne ni moom moo yor application prix yi sur le terrain muy direction du commerce intérieur dafay wàcc ci terrain bi avec ses moyens et ses agents ànd ak commerçant yi ñu appliqué ko wala ñu obligé commerçant yi ñu appliqué ko lu tax ma naan ànd ak commerçant yi parce que am na commerçant yoo xam ne ni mesures yu mel nii bu ma saana am ñoom tout de suite du ñu xaar nga ñëw ñoom dañuy appliqué te comme liggéey nañ ci ak association des commerçants yi liggéey nañ ci aussi ak délégué de marché yi ak délégué de quartier yi application bi dafa gën a yomb ci yenn gox mais nag du ñëpp ñoo appliqué am na commerçant yoo xam ne dañuy taxaw tant que gisuñu la yow service de l'État nga ñëw obligé leen ñu def application bi duñ ko def. waaye mesure yooyu tamit arrêté boobu application boobu Ndoye baal ma ñan la ko laaj ko ñan la concerné. dama bëggoon kay liñ fi jooy démb. waaw comme moom mi ngi toog mu njëkk cee jot
bu fekkee ne jotu ci woon dem parce que tamit bu fekkee ne dañu jóg appliquer ko ci commerçant yu ndaw yi ndax ñun commerçant yu ndaw yi rek la ñuy amal affaire ndax ñoom la ñuy nekkal ci koñ yi ñoom la ñuy fekk ci marché beeg yooyu mais ñu mag ñi ci kaw ci ñooñu lañ ko war a njëkk a appliquer ba ñoom buñ jëndee yëg ko ñoom it. Voilà arrêté bi ñan la concerne. ak ñan la concerne. waaw loolu dafay permettre ñu tontu doy. arrêté bi prix au détail la dañu ko bloqué ñi mu concerné mooy ñi nga xam ne ni dañuy jaayaat au détail boutique yi nekk ci quartier yi. marché yi taabal yeeg kii ak yooyu loolu mooy prix de vente au détail lan moo tax ñu boolewuñu ci demi gros boolewuñu ci gros c'est parce que dafa mel ni ci misaal hémorragie maanaam deret bu bëri buy génn ci nit bu amee nit amooy hémorragie lan la ñuy def dañu koy tegal garo pour bloquer hémorragie donc dañu gis ni que prix yi ça partait dans tous les sens surtout au détail. pëcc xoola. waaw da doon dem di dem ñu ne nag te jàngat bi ñu ci def ñu xool circuit de distribution bi ñu xool structure de prix yi ñu gis ni que prix yi fi muy dawee daw ci détail bi la parce que demi gros bi ak gros bi ñoom dañu am concurrence seen biir kenn du nangu c'est stock yàgg sa loxo. donc boo gisee rek da ngay jaay. tant que yaa ngi gis détaillants yu bëri yi ñëw di jënd rek yow da nga leen di jéem a récupérer bu këlee defee 100 yow nga def 95. keneen bu gisee yow nga def 95 mu def 90 xam la ñoom donc demi gros bi am na concurrence seen biir ba tax na concurrence boobu prix yi ni muy wàññeeku ci demi gros bi mësuñu ko gis ci détail bi moo jox leen benn exemple. comme yokkeewul ci gros yi. non ci détaillant bi la. ci détaillant bi la ci détaillant bi la te détaillant bu demee marché prix bi wàññeeku du wàññi lu muy jaayee ci consommateur bi du wàññi. voilà bu prix bi boo demee mu prix bi yokku sax 15 rek mu ñëw ne yokku na moom tam mu teg ñu gis ne que loolu ci français dañ koy wax rigidité donc rigidité bi ñu constaté ci marché bi mooy ci détaillant yi moo jox la exemple lan moo tax ceeb bi ñu fixé ko à 300 francs au détail ceeb bi ñëpp gis nañ ni que avant arrêté bi ay 325 350 lañ koy jaayee. 400 sax. mais bi ñu defee structure bi ba xool ni que li ñuy wax ci wax yëpp détaillant bi 265 francs ba 270 maximum lay jëndee ceeb bi au kilo est-ce que normal na nga jëndee 270 dem ubbi sa saaku dajji ko di jaayee 350 mu def la 80 francs de marge par kilo. 80 francs de marge xam nga ñaata la par tonne 80 000 francs par tonne. ki nga xam ne ni daf ko importé jëli ko bitim réew def ci xaalisam ak lépp xam nga ñaata lay am par tonne 2000 francs lay am importateur bi demi grossiste bi distributeur bi 5000 francs lay am par tonne. détaillant bi ñu jox ko ci moom 15000 par tonne mais moom loolu doy ko mu continuer di jël ba 80 000 francs la tonne. mais donc spirale inflationniste boobu bu ñu koy bëggee arrêter il faut que ñu bloquer prix bi d'abord soo ko bloquer nag maintenant nga commencer di yéeg ci kaw xool lan ngay mën a gën a jëlaat ci prix yi pour que mu stabiliser wu. waaw mais est-ce que du li sonal askan wi mooy par exemple détaillant yooyu ngay wax est-ce que du xaw ma nu ma ko mën a waxee maa ngi koy wax Momar Ndao dem économie dëkk bi ci boppam est-ce que du dafa rëcc suñuy loxo. parce que tey jii bon na nit ñi comprendre fi may wax. la dégg rek su ëppee su fekkee ñi nga xam ñoo yor bu détaillant ñu ci bari ay duñ ay doomi réew mi est-ce que dinañ yërëm waa réew mi tamit parce que doo xoolee yu ci bari da ngay dem ñu ni détaillant bi lii 1000 francs lay jar nga dem ci sa biir koñ ñu jaay la ko 1100 francs wala 1200 te boutique ba moom dong moo nekk ca koñ ba. il faut que te soo xoolee ba xool soo ci waxee souvent nit ñi interpréter ko neneen mais xaw na metti trop. waaw débat boobu nag dafa am aspect boo xam ne ni sensible waaw c'est un peu sensible. mais li ma la mën a wax li ñuy wax ci koñ rek laay lam. li nga xam ne moom la nit ñi di. loolu am na explication. waaw gis nga commerce réseau la ay réseau de distribution la réseau ku la ëppale réseau moom moo la gën a am emprise ci commerce bi ñooñu ngay wax gisoon nañ ko fii avant ba 1989 ñoom ñoo fi nekkoon ñooñu dem ñun sénégalais yi jël nañ ko pendant un certain temps mais très vite tey li ngay gis ci commerce bi yëpp sama mbokku pël yeeg pël Fuuta yi yor ko mais c'est parce que ñoom ñoo yor réseau de distribution bi
ñoom dañu am seeni réseau da ngay gis benn réseau boutiquier de kii grossiste il a 10 20 30 40 détaillants yoo xam ne ni. ci moom lañ nekk ci moom lañ nekk. xam nga man bu fekkee ni yow sama mbokk nga ñoo bokk. suñu ñaari yaay ñoo bokk kii wala ñu bokk Pire. wala ñu bokk Sénégal maak yow ñu retrouver wu dans un pays étranger bu ñu fa nekkee solidarité bi tout de suite dafay manifester wu. donc yow boo amee boutique gros fi nga nekk noonu ñooñu nekk seen réew yow nga am beneen boutique ñun ñi bokk ak yow réew ci ñëw la ñuy ñëw di jënd si loolu moo di situation bi tey parce que tey la majeure partie commerce détail bi. ci seen loxo la nekk. mais man sànq bi ngay ubbi da nga wax dara loo xam ne daf ma xaw a jaaxal te loolu moom la Sénégal gi yëpp di laaj mooy que ñun amuñu presque dara loo xamante ne matale nañu ko ci li ñu war a dundee te mu am loo xam ne am réew waru koo mën a ñàkk muy que ceeb bi jéem nañ ko tegal ceebu mbay mi mel ne beneen ceeb bi moom xëy na dafa am neneen nuñ koy defee nu dul ne mbay ba ndax bëgg a yàq rek ni mu demee soble bi ñu ne dafa amum ndox. suukar bi ñun am nañ usine suukar mais presque duñ ko gis wala buñ ko gisee ñu ne du saf wala duñ ko jaayee prix bi ñu ko war a jaayee est-ce que tamit jotul ci ngeen taxawaat xoolaat bu baax am nañu suuf am nañu ndox am nañu ay gone xalaat beeg teg bi rek moo fi des ñu bay lu réew mi mën a dundee. waaw xam nga bu fekkoon ni xalaat bi ak def bi rek la. tey autosuffisant nañu en riz autosuffisant nañu en sucre autosuffisant nañu en parce que politique économique yooyu yëpp. état teg na ko ba ci mujjantal bi dégg ngeen président de la république ci li ñuy wax plan de résilience ak plan de relance bi ñu def lan la njëkkee ci pôle bi gën a am importance mooy relance de l'économie mu ne la souveraineté alimentaire te tey bas bi wan nañu ne am na lu mu ñu won mooy que ni ëllëg dëkk boo xam ne ni da nga yaakaar ni da ngay dem bitim réew pour yaakaar dundal sa réew di nga am problème. parce que wax naa leen fii ci sama introduction ma ne leen réew yooyu déjà ñoom la ñuy bay dañu koy dundee li ëppoon moom lañ doon exporter léegi li ëppoon loolu bu ñu doon exporter 100 léegi 25 yi la nii. balaa kenn yàkkale suur bi. bien léegi ñun Sénégal teg nañu ay programmes yu bëri yoo xam ne ni dafa jëm ci autosuffisance alimentaire. xam nga yaa ngi wax waxu ceeb bi. Sénégal ñun ceeb bi ñuy bay. ceeb bu dijj la ceeb bu qualité la aussi ceeb bu qualité la preuve tey ceeb bu mbay bi Sénégal sénégalais yi jël nañ ko moo waral léegi dafay manqué sax mais aussi habitude alimentaire yi moo gën a ëpp li ñuy bay par exemple ba jox la benn exemple ci ceeb bi 90 000 tonnes la ñuy consommer par weer ci 90 000 tonnes yooyu xam nga ñaata la ceeb bu dijj bi ñaata la ci. 15 000 donc 75 000 tonnes yëpp ceeb bu sew la. mais Richard Toll nu ma tudd vallée bi 90 000 tonnes ceeb bu sew mënu fa génn. mais ceeb bu dijj bi fay génn sénégalais yaa ngi koy consommer la preuve bi ñu nee ñun am nañu autosuffisance les 15 000 tonnes là yi ñu soxla par an léegi sunu vallée bi moo ñu koy jox bu fekkee ni nag kii consommateur sénégalais bi commencé na changer habitude alimentaire bi jëmale ko ci ceeb boobu lépp lu ñu soxla ci production vallée bi dina ko produire parce que wax ngeen ko fii. am nañ suuf bi am nañu ndox bi. am nañu xam-xam bi am nañu mënin bi mais bu fekkee ni producteur bi dafay defar te du gis ku ko consommer. day wàññi production bi mais léegi sénégalais yi bés bu ñu jëlee parce que aussi dafay am moment boo xam ne réew dañuy am lu ñuy wax un comportement nationaliste mais comme lii la am na ñun ñëpp nañu jublu ci consommer li nga xam ne ni moom la ñuy bay ci réew mi. waaw loolu mooy problème bi nag. xam nga loolu. le Sénégal d'abord. politique la. moom la moo tax ñuy def vulgariser le consommer local le consommer sénégalais. ba pare def ay programmes yu am solo de transformation de la production locale. ñun Sénégal nag suñu problème mooy li ñu am ñun bëgguñu. te njàngat bi aussi beneen njàngat bi mooy que ni ñu ngi wax suukar local bi saful ak yooyu mais suñu suukar bi yeneen suukar yi gënuñu ko gënuñu ko. et tey nañu sant yàlla bi ñu amee suñu suukar local bi. parce que tey pendant 10 sur 10 mois sunu suukar local bi moo ñu jox ñun lu ñuy suukaree sunu ataaya ak sunu ndekki
bu fekkoon ni tey sucre bi nekk fi dañuy dem di ko jëli bitim réew. moo gën a tee cher ci mu gën a metti encore. donc tey voie boobu moom la état jël te voie boobu moom mooy voie bi nga xam ne ni moo gën. ok mais ñu ngi wax ci mbay mi mais tey yow boo toogee di seetaan télé. wala nga xool gis ne ay baykat yoo xam ne ñoo defoon seen xaalis wala dañ ko lebi wala leneen bay soble ba ñoral yaakaar a jaay gisuñu ko jënd. amuñu fuñ ko conserver amuñu fuñ ko denc ba di ko gas di suul est-ce que ñooñu bu déwénee dinañ sawaraat pour bay. waaw xam nga président de la république moom moo tëral programme woote pour que ñu def assurer la sécurité alimentaire. donc producteurs yi tontu ko def li nga xam ne ni surtout ci soble bi ak ci pomme de terre bi ak yenn production horticole yi ñu am li ñuy wax une production record parce que ren li ñu am ci production soble dafa bëri ba raw li nga xam ne ni moom la ñu soxla sax pour dundee ko donc fi mu ne nii bu fekkee ni nag loolu dafa am zone yi ñuy bayee soble bi dafa bëri te wute mais ñoom ñëpp bu njëkk daawuñu ñëwandoo ci marché bi en même temps parce que daawuñu ñorle soble ñoom ñëpp mais léegi calendrier cultural bi maanaam ñoom ni ñuy bayee ak ni ñuy kiiyee variété yi ñuy indi dafa def ni léegi soble bi ñoom ñëpp presque ñoom ñooy ñorandoo bu fekkee ni nag ñëpp ñooy ñorandoo même temps même période ñëpp bëgg ko indiwaale en même temps même période ci marché bi. marché bi li mu mën a jël rek lay jël la ca des bu fekkee ni amuñu ay unité de transformation. li fi nekk wala ñu am ay des infrastructures de stockage. entrepôt yi ak yooyu production boobu dafay nasaxaay loolu moo ñu dal ren mais ça ne veut pas dire que ni infrastructure de stockage yi am na dafa doyul nag. mais nag dañ cee war a taxaw nag. comme doyul état bi taxaw na ci. récemment rek président génnee na 2 milliards pour que ñu tabax dans l'immédiat des infrastructures de stockage surtout pour oignon bi. dafa jaadu. ensuite pomme de terre bi aussi am na ay chambres froides yoo xam ne ay privé ñu ngi ko parce que quand même activité boobu privé yi ñoom ñoo ko war a gën a jël. parce que kenn mooy dem jëndi soble bi kenn mooy dem jëndi pomme de terre bi ak yooyu ci baykat bi parce que baykat bi moom day bay du jaaykat donc commerçant bi moom mooy dem di jëli. est-ce que amul ñu ci nekk ñu ëpp doole baykat yi. waaw xam nga mooy ci production bi. waaw bu njëkk dañu am suñu petit producteurs yi. Gandiol Potou et cetera ñoom ñoo doon nekk ci kii bi mais léegi. dafa am li ñuy wax des ay agro business. agro business bi du étranger bi rek am na li ci ëpp si ay sénégalais lañ. ay sénégalais yu am seen moyen. yu ëpp doole le petit producteur familial bi nga xam ne ni moom moo doon nekk ci gox-goxaan yooyu noonu. ñoo ñëw ak seen moyen fi kii doy baat fi mu doon def benn hectare ak benn rendement ñoom ils font 10 20 30 hectares. à côté dañuy nappaaje gars yi. donc bu ñu ñëwee. production ñooñu bu ñëwee. yow ak sa lu tuuti li nga am ñoom bu ñu andee seen lu bëri déjà ñoom seen prix mooy gën a yomb sa bas te ñoom bu ñu jaayee tant que jeexaluñu yow doo jaay. est-ce que fii la ñuy jaayee ñoom. waaw non fii la ñuy jaayee d'abord parce que waaw duñ ko yóbbu. exportation bëriwul parce que exportation bi aussi dafa am lu mu laaj. en termes de qualité en termes de calibrage ak yooyu. dafa am jamono yoo xam dañuy tëj. voilà donc ñun suñu soble bu tëjee rek bu ubbee rek dañuy tëj importation bi tëj nañ ko depuis décembre 2020. soble du dugg. dara benn soble dugg ba léegi décembre 2020 ba léegi. benn pepp soble duggul ci réew mi. ok d'accord su ma ñëwaatee tuuti ci arrêté bi tout le temps xam nga Sénégal moom li naan borom soo néewee doole moom da ngay sonn. buñ la tooñee jéggaleel bul tooñ tamit dañoo xaw a néew doole. est-ce que fixeel ngeen tamit prix ñi nga xam ñoom ñooy ñi grossistes yi wax leen ni leen saako meew état nee na fii lii lay jar. mën nga koo jaayee ndoy baan su ñëwee ci boutique am mën nga koo jaayee lii waaye yow mii nga xam ne yow yaa grossiste bu koñ ndoy am na benn commerçant bi woote ba pare. waaw xaaral ma leeral xaaral ñu jël ki nekk ci ligne bi ànd ak moom xam naa commerçant yee yëngatu salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam soxna si noo def. ñu ngi sant bu baax. Mami Diop laa soxla woon. ñu ngi lay déglu. Mami Diop laa soxla woon dina si ñëw. waaw ma ne ñu ngi lay déglu soxna si. man maa ngi Seynabou Cissé maa ngi ci sa ñoora. ah. Seynabou Cissé ñoora soxla woon. allo.
allo waaw. soxna si yow rek la ñuy déglu ci émission bi ñuy waxtaanee loo ci indi. déedéet man dallu ma ko sax ndax Mama Diop ci boppam laa soxla woon kay. waaw kon da ngay xaar waa Régis jox la sama numéro. waa kay bismillah. waaw dama bëggoon aussi ñu comprendre ni que. contexte bi ñu nekk Sénégal maanaam commerce bi lan moo ko tënk ci wàllu yoon. dañu nekk vente libre régime de vente libre lañu nekk et régime de libre concurrence lañu nekk. donc produit maanaam lépp lu ñuy jaay fii ci réew mi boo ci dindee 5 wala 6 produits yoo xam ne ni état bi moo teg loxoom ci prix yi la ca des yëpp vente libre la. vente libre la ci demi grosse bi vente libre la ci détail bi vente libre la ci gros bi meew boobu ngay wax ci la bokk moo tax état fixé wul prix meew état prix yi mu fixé mooy yoo xam ne ni loi bi moo ne yow état teg nga ay règles de concurrence c'est la loi de l'offre et de la demande moom mooy dox boo demee ba xool ni que marché bi concurrence boobu doxatul am na comportement anormal bu am ci marché bi mën nga jël sa arrêté nga fixé prix wu ceeb prix wu dëwlin prix wu suukar prix wu farine prix wu mburu ak prix wu gaz produit yooyu la loi bi may état pour que mu mën a fixer seen prix. mais soo leen ko fixé te homologué wu leen ko pour que nit ñi mën a yem foofu prix bi ñu xam ne lii lay jar tamit dafay quelque temps affaire day yokkaat rek. mais foog fixation mooy homologation. non mais fixe mais xam nga lu tax muy bouger ko chaque jour. non c'est-à-dire boo fixé prix. boo fixé prix par exemple nga ne dama lay jox exemple. depuis 2013 la ñu mujjee woon jël arrêté bu fixé prix yi. boo fixé prix da ngay wax ban produit nga fixé prix am. par exemple nga ne ceeb bi fixé naa ko 300 francs mais yow état tu te donnes les moyens de faire respecter ce prix là. mais erreur bi am ci manque d'information bi am ci marché bi des fois dafay indi confusion par exemple ci ceeb bi déjà ceeb bi. benn ceeb rek. la ñu homologué prix am muy ceeb. ordinaire bi maanaam indien bi ceeb parfumé bi vente libre la parfumé de luxe bi vente libre la ceeb bu dijj bi vente libre la donc loolu consommateur bi dem ci marché bi bu déggee ni dañoo fixé prix rek day yaakaar ni ceeb yooyu la mais benn ceeb la ñu fixé mooy ceeb ordinaire. nit ñi xam li ngeen homologué ak li ngeen homologué wul. mooy li ma lay expliqué ceeb bi. ceeb bu sew brisé ordinaire indien bi. indien bi jógee bitim réew. non même bu fekkee ni mën nañ parce que ci vallée bi aussi am nañu ceeb bu sew. su jógee ci tuuti vallée rek bi moom mais li ëpp rek indien la moo nekk ci réew mi moom la ñuy jaayee 300 francs. waaw mais am na yoo xam ne homologué wu leen ko. mooy parfumé bi. waaw parfumé de luxe. waaw ak ci riz entier bi. ak dawlin ji. non dawlin bi dinaa ci ñëw. waaw boo jëlee ànd ak dawlin waaw. boo jëlee ceeb bi daal. waaw kër yu bari nii na ci ñeenti variété yooyu. waaw benn ceeb boobu la ñu fixé prix parce que. ceeb ak xam nga ceebu kese ceeb ak la muy àndal. waaw d'accord c'est-à-dire. ndawal moom kër yi koy lekk. da nga ne ma leeralal la. ndawal moom kër yi koy lekk ci réew mi. non li ñu war a def. waaw nekk ci loolu da nga ne actuellement li ñu def nii lan la concerné ma lay expliquer ceeb bi. voilà aca léegi nga xuus ci dëwlin bi. waaw ma ne la dëwlin bi. diw gi waaw. waaw diw gi dañoo fixé prix bi à 1200 francs le litre. bopp dëwlin boo xam ne ni huile végétale raffinée de palme moom la concerné mooy bidon nekk ci bidon 20 litres bi am na ay bidon 5 litres mais fixé wuñu prix wu soja huile de soja bi ak huile de tournesol parce que boobu moo gën a cher. boobu ay 1800 1700 yooyu lay jar. bi nga xam ne ni moom la nit ñi di gën a jëfandikoo mooy dëwlin huile de palme bi donc ñu fixé huile de palme boobu à 1200 francs le litre. suukar bi aussi dañu xool ban suukar moom la nit ñi di gën a jëfandikoo muy suukar bu mokk bi parce que suukar bekk bi ñi koy jënd bariwul te dafa cher ñu ne léegi comme boobu la ñëpp di jëfandikoo nañu fixé prix suukar bu mokk bi. ñaata 600 francs le kilo. donc ñetti produits yooyu comme Sénégal moom la ñuy wax denrée de grande consommation au Sénégal
ñu ne nañu focaliser wu ci ñetti produits yooyu ñu fixer seen prix sénégalais yi gis ni que état bi effort bi état bi def am na njeexintal ci prix yi ñoom yi ñuy jëndee ci produits yooyu. voilà dafa war a am njeexantal ndax li tax mu war a am njeexantal mooy jaboot bu xëyee wax naa ko dem Mamar Ndaw dinaa la ko waxaat ñun ñëpp kenn ku ci nekk suñu tañ-tañ ji yëpp bëgg a dundal sa njaboot a ko waral ndax nit ki nga xamante ne yorul dara bu xëyee bëgg na jox doomam mu ndékki bëgg na ko jox mu añ bëgg na ko jox mu reer kër yu baree bari lekkatuñu ndawal bu yàgg ba nëgëni ndax ñi ngi ciy rendi nit ñi ak itam est-ce que bu ngeen paree du ngeen xalaat ñu jël prix di ko taf ci buntu boutique yëpp kuy dugg xam ne lii may jënd lii lay jaar non ni ñu fixé les détaillants bi noonu la ñu waroon a fixé les grossistes yi ndaxte grossiste yi ca bopp su yokkee ca grossiste ba wala ci demi gros ba su ñëwee ci koñ bi day yokk beneen bi mooy ndawal léegi nit ñi dibi doxatul ndax dibi yokku na ndax su kilo su yàpp yi su fekkee kenn homologué wu ko kilo yàpp su yokkoo kilo dibi yokk liibaru dibi yokk xam nga li ma yokk xam nañ dégg naa ko bëgg yooyu yu baax yooyu la beneen bi mooy yooyu sax suñ ko jógee saabu bokkul ci nit ñi li nga xam ne moom la ñu homologué defe naa savon parce que nit ñi dañuy xëy dañuy sangu beneen bi mooy ciment ak fer cher na lool nar nañoo dudd ba dee duñu xuloog si maçon ndax fer yokku ciment yokk yooyu noonu di yokk jabar jañ ñuy dugal ci soo ba tabaxee ba pare sax yokku na léegi nag loolu directeur ginnaaw yow yaa yor lépp lu ñuy jaay loolu jabar dafa yokk jabar yokk na jëkkër yokk lépp a yokk léegi ba ciment yokk fer yokk ceebu jën yokk ak la cay dem loolu la vie est chère. kër yu bari taalatuñu de. waaw boo koy wax nii nag nit ñi duñ ko mën a xam. loolu moom la ñuy wax effet contagion. waaw effet contagion la. am na benn plateau bu ma demoon comme wax yu mel nii rek waa ji di ma wax ma keccax bi sax. yokku na keccax bi sax yokku na. keccax day maanaam yokku moom. jaaykatu keccax bi. ak jaaykatu yàpp beeg yooyu. moom day bien que ci yàpp bi dinaa leen jox explication bi aussi. mais dama leen di wax effet contagion bi am bu inflation ci prix yi amee muy yokku. jaaykatu keccax bi danaan man sama keccax bi may jaayee 1000 francs nii bi ma doon jaayee 1000 francs daan naa ci jënd kilo ceeb 300. daan naa ci jënd dëwlin nangam daan naa ci jënd kii ma jékki-jékki gis mu yokku donc man pour ma mën a jënd ma ko mën a continuer di jënd loolu man tam foog sama keccax bi. ma am ci lu ma ci teg. parce que li ma doon dem di ko jëndi. dafa yokku bi ma doon jaay 1000 francs keccax balaa may jaar ñibbi sama kër jënd ci liibaru ceeb jënd ci walaatu dëwlin jënd ci genn wàll kii nu ñu koy waxee 250 grammes suukar pour ataaya léegi il me faut ma am beneen 500 francs parce que li ma doon jëndee yëpp yokku na donc effet de contagion bu mooy demee noonu ba ñoom ni ñu koy waxee nii sax ci jabar ak jëkkër. waaw parce que bu fekkee ni bon dañ doon jënd kilo guro sax léegi seer na kilo 3000 dinañ di ko jëndee 4000 5000. bon c'est clair que sama xarit yi ñoom jigéen ñi des fois aussi dañuy yëgal niveau yi mais bref nañ dem ci yàpp bi. ci ndawal bi. alors metti na de. ndawal bi. li ma leen ci wax loolu ci la bokk li ma leen expliqué nii inflation bi. mais li gën a am importance mooy bala ngay ne da ngay fixer par exemple prix wu marchandise day fekk ni yow nga am ko lu doy ndawal li ñun bétail bi maanaam nag yeeg yooyu li ci ëpp dañu koy importer. donc bu fekkee ni li ci ëpp dañu koy importer dina am moment boo xam ne ni ñi ñuy jox nag yooyu foofu noonu comme Mali par exemple bu fekkee ni jotuñu quantité bu ñu doon jot. dafay am impact ci disponibilité yàpp bi ci réew mi bu manqué nag lu manqué fekk ni demande bi mu ngi fi walla mu yokku dafay gën a cher. loolu mënu daloon ci kii bi du question ni que aliment de bétail bi mooy yokku parce que nag yi ci bëri ñi def embouche bovine bëriwul nag yi ay ñax ak yooyu la ñuy kii te comme ni ma de une partie ci àll bi la ñuy jógee donc affaire bi du woon aliment de bétail bu yokku affaire bi mooy disponibilité nag yi. waaw disponibilité nag yi léegi nag boo ci boolee nag inflation bi ñu doon constaté di ko gis ci biir réew mi bon ku ci nekk da ngay def par effet de contagion da ngay def répercussion. loolu moo indi situation bi mais bu fekkee ne dañoo bëgg a fixer prix wu yàpp beeg yooyu ak jën bi day fekk ni. am nañ ci loo xam ne ni doy na. pour que nga mën a bloquer prix yi wala nga mën a fixer prix yi. ba ci essence beeg gasoil bi yooyu.
waaw mais essence comme li ñu bi faral di dégg ça fait des années ñu koy dégg essence u Mali fii lay jaar te Mali la gën a mu gën a yombee. waaw mais souvent dañ bokkul koy dégg. mais bokkul waaw bokkul c'est-à-dire ñun bu fekkee ni Mali ñoom seen réew ñoom li ñuy taxé produit yooyu bokkul ak ñun ni ñu koy taxé mais Mali mën nañu gën a yombalee lu bëri kon parce que comparaison boobu du question ni que Mali fii lay jaar rek non du loolu Mali am na yu bëri yoo xam ne ni fii lay jaar dem ci ñoom mais ñun li ñuy jaayee ni boo ñoom li ñu koy jaayee c'est 2 fois plus cher que ñun dañu koy jëndee ñun li ñu koy jaayee fii tey sunu suukar bi ñuy wax compagnie sucrière nii et cetera bu ñu demee am moment bi ñu waxoon ne gisuñu ko mais ñun gis nañ ni que sunu suukar lu ci ëpp Mali la dem Mauritanie ak Gambie. ñan ñoo ko fa yóbbu. mais ak fu ko kan mooy jënd di yóbbu di exporter mais. waaw mais suukar si doon wax dañ koo nëbb ñan ñoo ko nëbb commerçant yi ñoo ko nëbboon wala coow la woon nii rek. dañ leen di takkal noonu rek. nëbb gaa amoon na mais bëriwul nëbb am na parce que gis nañ loolu la ñuy wax tubaab rétention de stock. léegi dañ koy nëbb pour lan noonu. pour gën a mën a non dañ koy yóbbu pour yokk prix bi koo gis mu nëbb marchandise rek pour yokk prix bi la mais ci suukar si vraiment du woon loolu moo justifié suukar bi mu xaw a manqué dama mu leer. suukar bi dafa doon génn compagnie sucrière am fu mu daan jaar ba agsi ci consommateur bi bu génnoon compagnie sucrière dafay dem ci grossiste bi mu jóge ci grossiste bi dem ci demi grossiste bi mu jóge ci demi grossiste bi dem ci détaillant bi jaay ko consommateur bi bu fekkee ni ci circuit boobu dafa am keneen ku ci dugg rek di jël li ñu daan gis fële ci njeexantal bi ci consommateur bi day manqué ñu gis ni période boobu dafa am ñuy wax les industriels ñiy defar boisson yii les sucrés yeeg ay affaires yooyu ñooñu bu njëkk dañ daan importer suukar daawuñu jënd compagnie sucrière mais comme gis nañ ni que bitim réew suukar bi dafa dem ba jéggi dayo benn ñaareel ba même ñoom bu ñu jëndee ci prix boobu amuñu bato bu ko andi ñu ramasse li nekk fii. waaw dem nañu compagnie sucrière sax pour jënd compagnie sucrière ne leen non man mënuma leen jaay parce que sama client Sénégal commerçant yi ñoom laay jox sama suukar wax dëgg yàlla. mais commerçant yi am na ci yu bëri dañ leen ko jox ñoom ñoo ko jaayaat leen ko industriel bi donc xam nga loolu déjà dafay créer manque rupture li waroon dem ci consommateur yi du fa dem dem na ca boisson ba. dem na ci boisson ba dem na ci usines yi defar biscuit ak usines yi defar meew ak meew sucré beeg ay affaires yooyu bon finalement dafa am répercussion ci ci askan bi léegi nag am ci biir loolu am na ñoo xam ne dañuy profité aussi ci situation bi ne comme léegi manqué na te man am naa ci xaaral man itam ma profité ci profité boobu noonu ak li ma leen expliqué nii yëpp moo andi suukar boo xam ne mënoon nañ ko jëndee tey 600 francs ñoom ñu ko doon jaayee ba 700 loolu moo waral ñu ramené ko à 600 francs parce que xam nañ ni que tey ku ñu obligé ne la jaayal 600 francs boo demee ci sa grossiste bu la bëggee jaay lu ëpp loo xam ne ni yow boo demee ci boutique bi doo ko mën a jaayee doo mën a respecter prix bi grossiste bi dina la wàññi loolu moo waral fixé wuñu prix wu grossiste bi parce que xam nañ ni que détaillant bi par la force bu ñu ko forcé mu jaay prix yi nii par la force bu demee ci grossiste bi dina ko wàññi. mais ñiy jaay ciment xanaa yéen da ngeen leen mënul dara ñetti usines ciment ci réew mi te chaque année ciment bi di gën di yokk xam nga ciment bi dinaa la wax leen ciment bi dinaa leen wax leen ciment bi prix bi dañ ko fixé depuis 2018 dañ ko homologué. waaw léegi. donc ciment bi bu yokkoo amul benn usine bu yokk prix am. kon la yokkoo kon. voilà amul benn usine bu yokk prix am. fi mu ne nii tonne ciment lu muy jar. ñetti usine la am na kuy jaayee 65000 damay bañ a wax publicité. xam naa leen voilà en tout cas entre 65000 la ñoom ñett et 67000 maximum. léegi nag li am mooy que ne xam nga bu njëkk. mais nag ñaari at ci ginnaaw daawul jar loolu. ciment bi. maanaam ñaari at ñetti at ci ginnaaw. maanaam. ciment bi eggul woon 60000. waaw non ciment bi agul woon 60000 ñaari at ñetti at yi ci ginnaaw c'est parce que état bi moo jël prélèvement def ci ciment bi benn 3000 francs la tonne boo déggee ma ne la du usines yi ñoo yokk c'est parce que taxe boobu état bi teg moo dugg ci prix ciment bi moo ko yóbbu 65000
te taxe boobu justifié nañ ko parce que ci la ñuy prélever pour construire yenn logements sociaux yi. alors boo jëlee ciment bi ciment ñaar moo koy yokk. ñaar moo koy yokk ñu ne ciment bi am na waaye oto yi dem di ko jëli pour génnee ko pour yóbbu ko amul camion. day jafe. wa ilaa ñu ne ciment am na. ciment am na. mais am na benn usine bu waroon indi 1 million de tonnes dafa paan mu manqué donc loolu dafay indi jafe-jafe ci biir marché bi. bu manqué rek dafay am répercussion ci ñi koy jaayaat li ñu gis mooy camion yi doon dem di jëli ciment bi ci usine bi camion yi transport bi dafa yokk camion yooyu bu njëkk dañ daan leen mën a charger 40 tonnes wala ba 45 tonnes mais léegi xam nga dafa am règlement bu UEMOA génnee moom la ñuy wax le respect de la charge à l'essieu maanaam camion yi pour préserver tali yi ak autoroute yi ak yooyu camion yi waratuñ def yenn surcharge yi camion bi poids normal bu mu war a charger rek ngay charger. mais ciment bi ñëpp xam nañ ne que ñoom bu ñu leen bu camion bi nekkee 35 tonnes ñoom 40 tonnes lañ doon def. loolu daf leen doon may permettre prix wu ciment bi transport bi dafay wàññeeku mais bi ñu leen dindalee loolu ba tey ñoom danoo yokk transport bi parce que nee nañ li doon transporter 40 tonnes bokkul ak liy transporter 35 tonnes. loolu mooy nekk ci biir marché bi nag. moom mooy daw prix ciment bi du yokku mais transport bi mooy yokku tegu ci kaw prix ciment bi. suukar si mami si wax xam nga màggal gi daa jub si. suukar si mami si wax day wax sànq. bi coow li jógee gisoon nañ ni état bi am na lu mu teggi woon pour yëf yi gën a nooy. est-ce que sur le terrain askan wi ñu ngi gis ni carrément suukar sa seeroon yaa 2 semaines wala 3 semaines ci ginnaaw prix ba delluwaat na fa mu ne woon ou bien gën na wàcc sur le terrain lan moo fa xew parce que am nga ay say éléments yoo xam ne jamono jii tas ngi leen fépp ci réew mi pour ñuy vérifier prix yi est-ce que réellement suukar si wàcc ba askan wi mën cee jot. dama lay jox ñaari firnde rek. newoon naa la sànq marchandise bu bëree ci marché rek prix yi wàññeeku fan yële la leen doon wax suukar gisuñu ko mais tey amul kenn ku la naan gisuñu suukar bi parce que suukar bi état bi dafa def effort ci taxation bi maanaam ci droit de douane bi pour permettre importateurs sénégalais yi ñu am fit ak moyen pour dem jëli suukar bi parce que suukar bi prix bi dafa jéggi dayoo bu ñu bàyyi woon noonu importateurs yi kenn du ko def jëli parce que prix bi toll na foo xam ne ni bu ñu ko indi woon duñ ko mën a jaay ci prix bi ñu ko fixé fii ci Sénégal état teggi taxe complémentaire à l'importation bi ba pare taxe dindi valeur de référence bu 399 000 pour que importateurs yi mën dem jëli ko en masse indi ko dugal ko bi ñu ko defee rien que en 4 jours 12 500 tonnes dugg na ci jóge ci port bi dugg ci marché bi moo waral tey foo dem yaa ngi gis suukar bi yaa ngi gis suukar compagnie sucrière bi yaa ngi gis suukar importé bi moo waral tey saaku suukar bi tey grossiste bi mu ngi koy jaayee 27 500 ba 27 750 te semaine bële mënoo ko woon am à moins de 30 000. xam nga déjà effet mesure bi premier effet mesure baa ngi noonu. ñaareel effet bi mooy commerçant yu bëri ñu ngi respecté prix 600 bi parce que mesure bi moo ñëw te suñu gars yi aussi depuis démb wàcc nañ ci terrain bi astafurlah depuis altine wàcc nañ ci terrain bi te ñu ngi ciy gis résultat. jàppagum nañ ci ay nit wala jàppagum ci mais tey par exemple. démb situation bu ñu def on a visité pratiquement 1000 commerçants. te ñëpp a ngi ci yoon. ci 1000 yooyu jàpp nañ ci 100 105 110 yoo xam ne respecté wuñu prix yi ci ñooñu teg lañ leen ay daan def nañ seen nangu nañ seen ceeb ñi nangu nañ seen suukar ñi nangu leen seen dëwlin. teg leen daana leen ci mën a fekk. déjà dañuy li nga fekk ngay jaay noonu te nga yokk njëg bi dañuy def saisie maanaam dañ koy nangu solo bu ñu la fekkee ngay jaay ceeb lañ fa fekk ci saaku ceeb yëpp dañ koy nangu. waaw saisie. boo ñëwee bureau ba ñu teg la alamaan boo xam ne dafay nekk entre juróom benn junni maanaam fourchette la
dañuy nas xool diggante juróom-benn junni ak ñaar téeméer ba 3 millions. loolu saf na di. ah waaw mais moo ci baax. mais bu fekkee ni yow. li ngay jël ci consommateur bi te waroo ko jël. dañuy jàpp ni du tey rek. xamuñu ñaata temps nga. voilà du tey rek nga ko commencé. dañu jàpp ni ba nga ubbee sa boutique ba léegi. yaa ngi koy def. waaw donc c'est le moment yow nga delloo ko au moins état bi jël ko dugalaat ko ci ay caisse. ci ay mais nag nga baal ma mais ni yenn commerçant yi di defee naka sudul noonu sur le terrain. ñu leen di jàpp di leen yóbbu noonu la ñenn ci yenn contrôle yi je dis pas. ñëpp mënuñoo yem am na ci ñoo comme ni ñaa ngi félicité ñoo di liggéey boobu ba jàpp ñoon ñëpp. mais am na ci ñoo xam dañuy dem ci commerçant bi ñu jox ko dara mu bàyyi noonu mu dem. loolu yéen soo ko gisul it yéen a ngi koy dégg mais ñun ñii dañ ciy teg suñu bët man mii damay jékki-jékki jot ay information nit woo ma ni ma ñi am na ko fi ñëwoon ko am na leen def attention am na ñoo xam dañ leen di photo ñii dañ leen di filmer wala ñu jox la am na ci ñoo xam ne c'est des faux duñu ay contrôleur dañuy ñëw sol ay kii rek yor seen carte di napp commerçant yi ci biir koñ yi fekk yéen yabalul leen mais am na ci ñoo xam ne yéene leen yabal ba pare dañuy def naka su dul noonu du ñëpp nag métier moo gis comme ni ñu koy jiinee policiers yi ci kaw tali bi di ko jiine yoon gendarme bi ci kaw tali bi noonu lañ koy jiinee yenn contrôleurs yi nga xam dañuy ñëw ci boutique yi ñu jox leen 15 000 wala ñu jox leen 20 000 ñu daal di dem loolu nag ngeen di def pour xeex loolu. waaw xam nga déjà dès l'instant que ni yow kenn sant la lool yow soo demee def ko ci terrain bi sa responsabilité pénale et personnelle nga engagé. parce que loolu corruption. te yaa ngi sàcc état bi yaa ngi sàcc commerçant bi ñun mesures yi ñuy jël mooy que ni déjà dañuy sécuriser intervention bi ci terrain bi. santuñu benn commerçant ngay joxe xaalis ci terrain bi parce que corruption ñaar la kii corrompre ak ki ñu corrompre. yéen ñaar a yam donc li ñuy yàq agent bi def loolu. mais la même chose la ñu war a yàq commerçant bi nga xam ne ni moom moo def acte de corruption boobu. donc loolu pour nga dindi ko. day jafe parce que comportement individuel. agent bi yow mën nga teg ay garde-fou pour que mu bañ a déraper mais yow mënuloo de ton bureau wala fi nga nekk ngay surveiller le moindre de ses actes. donc moom erreur acte bu mu posé rek bu fekkee ni dafa def erreur boobu ëllëg lu ci am rek. c'est lui qui va répondre devant la loi. mais contrôle boobu est-ce que dina yomb parce que. ndax dina mate. Dakar dafa rëy boutique yi fi nekk dañoo bari et à l'intérieur du pays est-ce que cette direction bi am na ay moyens parce que des fois da ngeen daan am sax sama jamono yi ñoom papa da ngeen daan am ay problème mu oto problème mu carburant yenn saa ay vélo yenn saa yi sax dañuy dox ci koñ yi ba ñàkk est-ce que am ngeen ay moyens pour contrôler tout le Sénégal. non xam nga moyen pour contrôler tout le Sénégal moom amul benn administration bu ko am fii ci Sénégal. waaw mais le minimum. alors le minimum mooy lan le minimum mooy actuellement comme ñu nuy def. di dox. non doxuñu parce que tey amul benn structure boo xam ne amul oto. dotewuñ leen ay oto yu bees. léegi lax-rax ci dolli état bi ñëw nu jàppale ñu. jox nañ ñu barki démb 35 véhicules. waaw kon yéen seen loxo ngi ci soos. waaw donc 15 yoo xam ne dafay dem ci région yi. ak 20. yoo xam ne dafay des fii ci Dakar parce que Dakar fii moo ëpp commerçant yi ñu war a contrôler te fii moo ëpp intérêt pour que ñu def contrôle parce que si mu maîtriser prix wu Dakar yi région yi dafay yomb. mais mbaa du nekk contrôle boo xamante ne day nekk rek liy xew Sénégal mooy tàmbali tey génn ci suba. te wax dëgg yàlla am xale yu ndaw yi nekk ci dëkk bi ndoy joxe na solution bi démb xale yu ndaw yi nekk ci dëkk bi te liggéeyuñ bari nañ. te jàng nañ te bëgg nañ. donc ñooñu est-ce que du dafa mel ne man ko bëgg a ànd ak ñun allo. allo waaw Mamy Diop. waa. def naka émission bi. ñu ngi sant yàlla bu baax. yéen a ngi ci jàmm. alhamdulilah. da ngay xaw a wàññi sa macha allah. da ngay wàññi télé bi tuuti bu ko defee jokkoo bi mën a neex. waaw man ci affaire suukar si laa bëggoon a wax. waaw. wàññil télé bi tuuti jokkoo bi neex. waaw man ci suukar si laa bëggoon a wax dama dégg kii mu wax ci affaire commerçant yi boutique détail yi quoi. waaw ñu ni ñoom ñooy yokk prix yi. allo. da ngay wàññi télé bi bu ko defee day ci la jokkoo bi di gën a neexee. waaw déplacé wu naa. waaw kay. ate yow rek la ñuy déglu.
waaw ma ni dama dégg waa ji ni borom boutique détail yi ñoom ñoo yokku prix yi. allo. jàmm na. te saakub suukar mënoo ko jënd 30 000 ba koo jaayewaat 600. waaw wax dëgg yàlla am. allo. day déglu télé bi muy déglu la war. allo oui. bul déglu télé bi comme ça waxtaan bi neex. ok waaw xaaral ma déplacé tuuti bañ a déglu télé bi quoi. waaw bul déglu télé bi waaw. waaw dama ne ñun ñi nga xam ñooy détaillé suukar bi. ñun dañ koy bu demee ci groupe yi ñun ñu koy jaayee 30 000 wala 31 000 wala 30 500 loolu ñu koy jëndee prix en gros. te bu ñu ko jëndee loolu mënoo koo jaayee 600 parce que mu ngi nekk 600 wala 600 et quelque. parce que bu dee 30 000 teg na yaa ngi ko jëndee 600 et quelque kooku mënoo jëndee loolu ba nga jaay di perte loolu amul fenn loolu yow da ko tere. d'accord dëgg la de jaay di perte ñoom dañ koy tere sax. tontu bàyyi ko mu tontu ci. aca bismillah waaw jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal keneen ku bëgg a ànd ak ñun ku nekkit ñu ngi lay xaar mën ngeen a woote gaaw. tontu bi yomb na. ndaxte ñoom dañu waral xool lan moo yóbbu prix wu suukar bi 600 yooyu muy wax. parce que prix wu suukar 575 la woon. kilo mais kan moo ko mës a jënd 575 si yéen. et pourtant ñoom dañ daan dem ci grossiste yooyu ñuy wax ñu leen koy jaay 27500 dañ leen doon wàññil sax 250 francs. saako bi 27500 dañ leen di wàññi sax 250 francs. ñoom ñu waroon a jaayee 500. ñoom ñu waroon jaayee 575. mais foo dem ñu ngi 600 boo waxee ñu naan la ay juróomi dërëm amul ak ay ñaar dërëm amul ak ay et cetera. est-ce que amul ñu doon jaay lépp 600 sax. ëpp na mais dama kii rek dama joxe moyenne rek c'est-à-dire problème mu commerce détail bi mooy toujours li ñuy wax rek ñoom yokk rek dañuy nangu défendre dem nañ ci grossiste bi yokku nañu tam yokku nañ mais mosuloo leen dégg ñu ne la dem nañ ci grossiste bi wàññi na kaay leen ñun consommateurs yi ñu wàññil leen tey. am na keneen ku bëgg a àndaat ak ñun xaaral ñu jël ko dellu si waat ndax fi nga nekk baax na allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bu baax bi ñu ngi lay ziar ak di la jox sa wàccuwaay. yàlla ziar bu baax a baax. yow rek la ñuy déglu. waaw Babacar Niang la di waa Touba. Babacar Niang Touba. waaw ñu ngi lay ziar naka waa Touba. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah yow rek la ñuy déglu. waaw ñun de dañoo féetewoo di wàllum détaillant yi. maa ngi bokk ci kuréel bu ñuy wax ASBD ay station di boutique ci Touba. mais dañuy gis na toujours daal ñun daa xam naa ñooy kumba amul ndey daal ñun détaillant yi. waaw ndax boo xëyee benn bis nga ne léegi dañuy wàcce prix yi te borom boutique bi moom bu demee ci marché bi la dafa nekkoon la fay fekkaat ba tey. kon yaa problème. waaw kon daal dama bëggoon daal bu fekkee ne ak wàññi day am. ñu def ko seen mu commencé ci kaw di wàcc ba agsi ci détaillant bu ko defee détaillant moom obligatoirement bu agsi ci moom mënut a ñàkk a wàññi parce que li mu jëndee woon léegi prix bi wàcc na fa mu ko daan jënd. waaw loolu daal lañ bëggoon moom ñu taxawuñ ci loolu waaye nag bu ñu bëggee xëy benn bis rek jël lépp ko suñu kaw nag loolu lay xaw a métti suñu ko def. waaw loolu daal ñu ngi sant wax na ci gërëm. jërëjëf. moom it indi na jooyam de. détaillants yi ñoom ñooy. waaw xam nga détaillants yi man des fois damay xaw a jaaxle sax c'est-à-dire ñoom li leen arrangé rek moom la ñuy wax tey suukar bi ñuy jënd 30 000 ñu imposé leen ñu jaayee ko 600 moo leen arrangé mais nañ ñu wax ci ceeb bi lan moo ci nekk. ceeb bi lu ci ne. ceeb bi ñoom loolu daan jëndee moom la ñuy jëndee ba tey 265 la ñuy jëndee ci grossiste bi ceeb bi yokkuwul. ñoom ñu ne dañu koy jaayee 350. ceeb bi yokkuwul ñoom ñëpp demi gros 265 ba maximum 270 la ñuy jëndee mais ñoom nañu wax ci loolu. déggoo kenn wax ci suukar bi rek la ñuy wax parce que dañoo jënd lu cher mais nañu wax ni dañoo jënd lu yomb ci ceeb bi donc yooyu noonu tey dafa jot. tey boo déggee sànq man la dañu stoppé hémorragie bi maanaam dañu ne li ñu gis ci détail bi dañu koy bloqué dootul yéeg. boo paree nag nga seet
li ñuy def ci demi gros bi ak ci gros bi. moo tax arrêté bi dañ ko fixé pour 2 mois le temps que ñu liggéey ci prix gros bi ak demi gros bi. ok donc léegi ñoom bu fekkee ni dem nañu ci jënd dëwlin parce que rappelez-vous ñaari at ci gannaaw wala ñetti at bidon dëwlin bu mag bi 14000 15000. 14000 15000 lañ ko doon jëndee ci grossiste bi ak ci demi grossiste bi mais litre dëwlin ci boutique 1000 francs rek lañ la koy doon jaayee 1000 francs lañ la koy jaayee te boo xoolee boo jëndee barigo bidon dëwlin 14000 15000 litre bi mu ngi lay dikkee 600 francs wala 700 francs yow nga dem jël ko sotti ko ci ay barigo pour natt ko effort boobu rek nga def da nga ko jël sotti ko ci ay barigo pour natt ko walaat genn wàllu walaat litre ngay jaayee litre bi 1000 francs genn wàllu litre bi téeméer walaat bi 250 alors que da nga ko waroon jaayee 900 francs tey dafa jot nag effort bi consommateur bi di def di laal ci poosam di jënd njëg bi mu cher détaillant bi mu yëg ni que moom tamit dafa war a def effort état bi def effort mooy li Momar Ndao doon wax démb rek ku nekk mos état bi mos commerçant bi mos consommateur bi mos foofu lañ toll tey léegi ñoom nañu def effort dem seeti seen grossistes yi ñu séddale seen marge nañu séddale seen marge def sacrifice ndaxte réew mi moo soxla tey instant bi nii commerçant détaillant bi won commerce consommateur bi ne ko donte état bi lim ñu teg metti na dinañ ci ànd ak yéen jàppale leen njëg yi mu yomb seen loxo loolu la. ma état nag warul tege lu metti nag tamit. déedéet et puis détaillant bi mais état bi dafa teg boppam lu metti déjà état bi bu demee ba renoncer ci ay taxes à hauteur de 47 milliards te état soxlu xaalis instant bi nii fi nu nekk état renoncé def effort moom tamit mu metti ci moom consommateur bi di def effort lu mu metti mu ngi génnee xaalisam di jënd mais quand même commerçant bi aussi war na def effort. mais kon est-ce que gisoo ne ndax ne ndimbal li ñu joxe woon ci tàmbali Covid bi dafa teeloon est-ce que bu ñu tëye woon xaalis boobu jàngat marché bi ak dundinu doomu aadama yi fan la jëm ba tey lii egsi ñu jël xaalis ba mën ko ci dugal du woon gën a dal. mais xam nga Adja boo ne nit ñi toog leen seen kër. mu am ñoo xam ne ni. lekkati kese. bu ñu xëyul dem liggéey du ñu am lu ñu indi seen kër pour lekk boo nee nit ñi toog leen seen kër xanaa di nga am toog leen loo teg seen loxo. état bi loolu rek moo ko ci jublu. waaw mais seen diggante ak les consommateurs là ñoom Ascosen Momar Ndao Massokhna Kane ñoom Jean y a combien d'associations. ah macha allah bëri na ah. ëpp na une vingtaine. waaw lan mooy seen relation est-ce que ñi ngi liggéey pour taxawu askan wi. Momar Ndao bon en fait. Momar Ndao moom xaritu benn bakkanu ministre bi la. waaw mais ñun ñëpp. ay gars yi nag ñun ñëpp suñu xarit la jàppale Kër Massar sax. du amul. Momar ñu ngi lay nuyu. amul bés boo xam ne ni du ñu jokkoo ak ñoom. amul bés. boo xam ne ni du ñu jokkoo ak association de consommateurs. waaw mais lu tax ñetti ñi rek dafa mel ni ñooy liggéey de. Massokhna Kane man ñaar ñi rek laa xam Momar Ndao ak Jean-Pierre Dieng. ñoon daal ñu ngi leen di gis depuis des années. mais Jean-Pierre Dieng gisatoo ko de. waaw gëj naa ko gis. waaw mais am na ku ko fi nekkal muy Ibrahima Dramé. waaw yéen a ngi gis ñoom Mame Alassane Sow ak ñoom Assane Sow ak waa Foscogène. à 2N. waaw professeur Souleymane Ndiaye. mais ñooñu seen liggéey askan wi yëguñu ko nag des nañ ko yëg. bon xam nga ci association de consommateurs dañu bëri ay spécialité ñoom Momar Ndao yii nii ak Massokhna Kane ak yooyu ñoom ñoo gën a porté ci ay denrées de première nécessité ak yooyu am na yeneen association yoo xam ne pour affaire téléphone la ñoo xam ne pour affaire ndox la am na sax boo xam ne ni pour affaire location la mais terewul ñoom ñëpp ñu ngi yëngatu am na sax association yoo xam jigéen ñi ñoo ci ëpp mu yaa mo jeg bu madame Aminata Baro moom tam elle est très dynamique waaw elle est dynamique. elle est très dynamique. moom kooku dama ko fàtte woon. voilà Aminata Baro dina la mere parce que danaa lu tax cité wu. kooku xam naa ko moo nekk sa bi kotaan. voilà une femme très dynamique. waaw mais seen conseil national kañ leen ngeen gëj a réunir.
bon xam nga question bi boo ko abordé noonu. xam naa fi nga jëm. waaw fu ma jëm. maanaam fi nga jëm mooy dafa mel ni consommateur yi dafa mel ni consommateur yi dañu ne. duñu lëkkaloo ak ñoom duñu gisante ak ñoom. waaw defe naa ni question bi foofu lay jëm quoi. waaw mais damay laaj. bon moo tax ma lay gàttandu. waaw pour wax na ni bu ko wekk ci conseil national kañ la gëj a am. consommateur yi amul benn weer wala ñaari weer yu ñu dul toog ak ñoom. di waxtaan ak ñoom ci situation au marché bi. en solo ou bien. non dañu koy def en public d'ailleurs dañuy invité sax presse bi li ko gën a firnde mooy def sur 4 ci 6 mois yi mujj nii année bi njëkk nañ fi convoqué à 2 reprises organiser li ñuy wax des rencontres de la confiance. Consommation ak confiance man ñu am relation de confiance entre ñun. ak association de consommateurs. ñoom ñu ak ñun dañuy ñëw ñu toog ñu choisir ban thème la ñuy wax te xoolal thème bi ñu mujjee débattre ak association de consommateurs yi weer bii passé la ñu mujj def ak ñoom confiance fii ci CICES woo presse bi ak ñëpp ñu débattre ci structure de prix yi ak nan la ñuy fixer prix. est-ce que du boobu da ngeen a daje yokk prix yi kon. non boobu dañ leen doon won rek. ne leen waxuñu sax ci affaire prix yi yokk ak yu wàññi dañ leen doon won naka la ñuy former prix yi fii ci Sénégal. parce que du ñu tëb rek ne lii lay jar. ñu war leen nekk naka lañ koy former ba pare ñu leen xamal léegi lan moo tax mënuñu contrôler prix yëpp lan moo tax mënuñu fixer prix yëpp ñu xamal leen ne que dañu nekk ci régime de libéralisation depuis 1994 te loolu ci rencontre boobu lañu ko am ak ñoom. avant ça mois bi ci jiitu. 1994 ci la contrôle économique amatul. waaw maanaam xam nga bu ñu nee dañu libéraliser économie contrôle amatul. mais donc contrôle économique dafay disparaître. waaw bi contrôle économique disparaître bon ci la ñu wax ni que pour ubbi boutique amatul autorisation préalable maanaam da ngay dem wut service de commerce rek fu la neex nga dem ubbi sa boutique yoral sa xaalis. boutique gu mbagg nag moom. même boutique gu mbagg. mooy ñi ñëwal boutique gu mbagg amuñu kayit bi. amul kayit waaw mais soxlawul ñu am kayit parce que loolu. kon ku mu neex jaay. waaw c'est-à-dire boo demee ba am service de commerce. Sénégal léegi ñëpp ay commerçant la. voilà boo demal tribunal nga am service de commerce lu la neex nga jaay fu la neex nga jaay. ma dellu si waat ci sama question wu sànq. ndax dafa toog li ñuy tere. li ñuy tere sax yow yaay seen ministre de ministre. wallaay déedéet parce que affaire stupéfiant ak yooyu ça moom. c'est des questions de sécurité. mais damay dellu si waat sànq sama question bi tombé woon bañ a yokku. sàngara si bañ a yokku. waaw sàngara si da ngeen yokk ngeen ko non ñun yokkuñu ko sàngara bi mooy prix produit yi ñoom ñooy ni ñu koy jëlee ñoom mooy yokk seen bopp même sàngara si dafa yokku. mais nee naa la amul lenn loo xam ne dañ koy. Babacar mere na la. ban Babacar dafa demoon màkk c'est-à-dire amul lenn marchandise bu ñuy jëli bitim réew muy dugg ci conteneur te yokkuwul. laajal suñu jigéen yu baax yi dem Dubaï di jëndi marchandise ak ay affaires yooyu. amul benn marchandise bu ñuy dugal ci conteneur muy ñëw Sénégal te yokkuwul. fañ koy jëlee fa la yokkoo. fa la yokkoo ba pare conteneur bi. d'abord da nga koy wër d'abord pour gis ko. pour charger. waaw da ngay wër conteneur d'abord bu njëkk dañ la daan jaay livrer la sax ba Dakar bateau beeg conteneur beeg yëpp mooy li ñuy wax prix CAF. mais léegi waa ji ki lay jaay fële da la naan xoolal man daal fi ma toog sama buntu boutique fii ngay ñëw jël ci sa marchandise nga fay ma sama xaalis. boo génnee nga dem nga wuti sa bopp conteneur nga wut sa bopp bateau parce que dafa jafe. waaw mais sànq ñu ngi doon wax affaire homologation gis nañ ni bon toog nañ lu yàgg les denrées de première nécessité yokkuwul dara bougé wul quelque temps mais ñu jékki-jékki ak Covid beeg yooyu yu bare di yokku léegi ban solution ngeen teg. pour mën a teg affaire yi lii nii nit ñi émission bii wax dëgg yàlla mu gëj a am ñu toog. prix yam fa ñu war a yam mu askan wi mën koo jot ci jot bu yomb ñëpp mën a féex waaye tey ji su fekkee lépp lu doomu aadama ji dundoo fii ci réew mi dafa yokku su yokkul it bon la muy àndal yokku na donc dafay metti daal est-ce que mën nga ñu wax ban solution ngeen teg pour que loolu mu mën a askan wi mën a féex daal commerçant yi mën a topp ci li ngeen wax askan wi mën cee topp askan wi mën a noyyiwaat mën a état bi tamit mu gën a góorgóorlu daal fexe nu ay kii yu mu teg yoo xam ne askan wi dinañ gën a féex noyyi tuuti quoi. waaw xam nga foofu dafa am ñaari pàcc dafa am li ñuy wax ci court terme maanaam ci conjoncture maanaam tembe. waaw am na loo xam ne ni à long terme wala à moyen terme lay doon maanaam politique structurelle
te ci fu mooy mujjee noonu politique structurelle bi mooy lan mooy que ñu bay li ñuy dundee. bay dundee loolu état bi teg na ko wax naa leen programme yi état bi teg yëpp pour ñu nga xam ne ñun dañuy bay dundee te loolu dinañ ko gën a accentuer surtout ci question par période du mbas bi nii. mais par contre ci li nga xam ne ni moom la ñuy dund tey gannaaw ñun état li ñu gis ci marché international bi maanaam jeexagul parce que fret bi tey. ñun bi ñuy fixé prix yi mu ngi woon $140 nee naa leen tey mu ngi $185 fret bi yokkuwaat maa ngi wax ci télé commerçant yaa ngi may dégg importateur yaa ngi may dégg ñoom ñëpp tey fret bi wax nañ leen ni que 185 boo demee di wuti bateau tey boo joxewul $185 sa marchandise doo ko chargé boo bañee ñeneen ñi jël dem donc loolu gis nañ ko. même bu fekkee ne prix yi dafay stabiliser sur le marché international fret bi moom day continuer di dem alors état ci wàllu woowu dafa am ñett rek yi muy def maanaam man droit de douane yi may teg marchandise bi bu ñëwee moo wàññi ko pour que mu mën a yomb ci askan ou bien taxe yi may jël ci biir maanaam TVA bi moo wàññi ko am na produit yoo xam ne ni déjà droit de douane bi état bi dafa wàññi ba agsi presque ci zéro am na produit yoo xam ne état bi TVA bi état bi daf ko dindi déjà mu ngi ci zéro mooy par exemple ceeb bi depuis 2008 TVA bi mu ngi ci zéro depuis 2012 droit de douane bi mu ngi ci 10%. nga jël dawlin bi droit de douane yi ñun état Sénégal. du ñun ñoo koy fixé ñun ak UEMOA wala CEDEAO ñun ñu am li ñuy wax une tarification communautaire pour protéger suñu usines yi defar dëwlin ak ñiy defar suukar ak ñiy defar ceeb. dañuy yéegal droit de douane bi ba mu kawe. comme ça ñooñu prix bi bu gënee cher bitim réew suñu usines yi ñuy defar fii ñoom ñu mën a jaay loolu moo waral aussi balaa ñuy wàññi yenn droit de douane ci yenn produits dañuy xool bu baax. ban incidence lay am. li am ak li amul. waaw ak sunu industriel yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii. donc il faut ñuy veiller def équilibre boobu état bi donc dafa renoncer ci ay taxes renoncer ci ay droits de douane bàyyi ko pour que tey ñu mën a am suukar bi à 600 pour que tey ñu mën a am ceeb bi à 300 pour que tey ñu mën a am litre diwlin bi à 1200. donc mesure yaa ngi noonu état bi moom la teg. waaye mbaa xam nga ne boutique yi Almadi yi ñooy gën a cher boutique yi nekk Pikine ak feneen ak feneen. en tout cas boutique Almadi yi ceeb bi nga koy wax ci 350 fii daan naa fi dégg 400. boutique Almadi yi bu fekkee ne dañuy jaay ceeb ordinaire bu fekkee ne dañuy jaay suukar bu makku bu fekkee ne dañuy jaay dëwlin ku la ci jaay prix yu ëpp lu ma la wax boo leen ñu wooyee ci 821 12 18 ñu ñëw saafara. 821 12 18. moom mooy sunu numéro boo xam ne fii Dakar fépp képp ku fi woote foo mënti nekk. dinañuy déplacer équipe mu ñëw foofu mu saafara mbir mi parce que. waaye li jar a leeral tamit mooy. que ne wàññi bi ndekete boo génnee Dakar am na neneen nu muy demee parce que bu ñu waxee rek bàyyi noonu am na ko fi laajte démb jàpp que ne lépp war a wàññeekoondoo ci la ñu Mamar Ndaw doon expliquer lan mooy indi loolu noonu tamit bu dul transport bi. waaw xam nga boo xoolee arrêté bi dañuy wax les prix région Dakar prix yi ñu fixé nii pour région Dakar la parce que pour yeneen régions yi. commerçant yi dañuy fay transport. kon fi mu ne man miy màggale su ma eggee mën naa faa fekk yokk boobu. mën nga fa fekk sax lu ko gën a néew. mën nga ko fekk sax lu fa gën a néew. parce que gis nañ ni am na région yoo xam ne ni prix yi ñuy fixé Dakar fii des fois sax mooy gën a yomb ci région yooyu. ma jox la par exemple tey Sédhiou xam nga Sédhiou Kolda ak yooyu dañoo jege Gambie. ak yeneen réew yi tey boo fa demee tey. ñoom la ñuy jëfandikoo ci suukar du sunu suukar noonu parce que suukar yooyu jógee yooyu bitim réew yoon côté yooyu noonu foofu la ñuy kii parce que c'est des relations yoo xam ne ni culturelles ñii dañuy jéggi dem jëndi fële fanaani fii et cetera parce que ay mbokk lañ de l'autre frontière bi ku ci nekk am nga famille côté bële am nga famille côté bi. donc approvisionnement bi foofu c'est inter-état. mais fraude bi tamit. fraude bi aussi am na te li ci ëpp sax. contrebande pratiquement loolu la. moo waral tey boo demee zone yooyu suukar bu mokk bi nii da nga koy gis 550 maximum 600 ceeb bi day jógee fii Dakar dem ba foofu
moo prix Dakar benn la ñuy def yem parce que bu grossiste yi nekk Dakar ñiy dem ci zone yooyu dañuy jël seen ceeb bu ñuy jënd fii Dakar 250 260 def ko ci seen camion yóbbu ko foofu jox ko ñooñu prix même prix Dakar bi ñu koy jox ñoom transport bi rek la ñuy dàq ndaxte xam nañu bu ñu wàccee ceeb bu ñuy dellu si danañ chargé beneen marchandise seen camion yi di dem di dikk ñuy fayeku seen transport loolu la ñuy rattrapé moo waral tey boo demee Sédhiou ceeb bi tey ñu ngi koy jaayee 300 soxlawul sax ñuy contrôler. mais grossistes yi tamit il faut ngeen wax ak ñoom. tamit li ngeen teg détaillant ngeen teg ko grossiste parce que tey jii bidon dëwlin 20 litres ñaata lay jar. fan yii de eggoon na fi daanaka ci xaw ma ñaata. ban ñaata lay jar fan. non fii ci dëkk bi. waaw non ci ban stade bu fekkee ni détail nga may laaj wala ci demi grossiste wala ci. détail bi sànq yaa ngi ni 1200 mooy 24000 francs maximum pour le bidon de 24 litres bi gars yi ñoom détaillants yi ñi information ma jot ñu ngi koy jëndee 24000. 24000 soo ko divisé par 27000 lañ doon tey jaayee amul benn détaillant buy jënd dëwlin boobu 24000. lu ñu koy jëndee. li ci ëpp 22500 ba 23500 lañ koy jëndee. soo réewul 24000 war koo jaayee ñaata. non. war ko jaayee. boo jëndee 23750 250 francs boobu nga ciy am. waaw doy na nag. mais quand même. doy na mais doy na. su fekkee néew la demee doy na mais man ñi information yi ma jot nee nañ 24000 lañ koy jaayee te 24000 soo ko divisé par 20 litres 1000. xam nga loolu waxu détaillant la. waxu détaillant la de. yow am nga sa téléphone. non man kay damay dem sur le terrain. am naa numéro non pour si plateau bi sax bu ñuy neexoon nga woo ñi grossistes yi ñoom Aziz Ndiaye ak ñooñu di ko def ci marché bi. waaw Aziz Ndiaye de niin na ci batt moom. Aziz Ndiaye nee na moom mu ngi jaayee 22000. mu ngi jaayee 22000. wol leen ma Aziz Ndiaye. woo ko. keneen a ngi jaayee 23500. su temps bi jeexul ñu wol ma Aziz Ndiaye. woo leen Aziz. mais wala ngeen woo keneen kuy def dëwlin. mais tamit xam nga. ah xam nga détaillants yi ndeysaan faaw ñu yuuxu ndax ñoom it bu ñu nee mbir mi toll na foofu bu ñu déggee rek ñu ne détaillants yi dañuy jaaxle moo tax da ngeen leen war a rassurer que ne grossistes yi aussi li ngeen leen war a teg di ngeen leen ko teg ba mbir mi mën a yem man fi ngay waxee jot naa ko dégg ndaxte mooy booy xeex dara faaw nga jaar ci ñi nga xam ne ñoo la mën a eggale ci ñi nga soxla ndax ñoom par exemple tey bu ñu demee jëndi xëy na bu ñu demee jaayuñu leen lu jaadu dinañ leen woo pour jottali leen ko mais xam nga dañuy comprendre tamit que nekk nañ ci réew moo xam ne du ñëpp a yeewoondoo te wax naa la nee naa la gis résultat bi déjà am na nee naa la déjà suukar bi dóoraguñu sax gars yi wàññi ñu ngi jaayee 27000 28000. Aziz Ndiaye nee na 23000 lay jaay. anam waaw. kon xam nga li ma la wax mu ngi nii ku jënd 23000 ñu ne la jaayal 24000 quand même 1000 francs ci benn bidon mais loolu bénéfice boobu dafa man bari. keroog bi ma demee jëndi temps yi semaine ba la passé ma duggee ci marché bi waa ji ni ma 27000 dama taxawaat di ko xool. di laajte ba xam lan moo xew. te dara xewul parce que. amul kenn ku doon jënd daaw comment dire semaine passée bii doon diwlin 23000 wala 24000 mais nga ne da nga koy jaayee 27000 gis nañ fi bidon 20 litres 25000 26000 27000 alors que ñoom ñu ngi doon jëndee 22000 wala 23000 mais loolu ñu doon jël ci consommateur bi te waruñu ko jël mais dafa jot ñu delloo ko dafa jot ñu delloo ko waxtaan wi neex na lool am na solo lool indil nga ñu ay leeral. man xam naa ne dañ ma mere mais franchement pour man loolu la pour détaillant yi nii. waaw li ngeen jël ci consommateur yi daal sa waay te muy neex ci ñoom nañ jàpp ni que tey dafa jot ñoom ñu jël joxe ci seen wàll consommateur bi jël ci poosam jënd état bi joxe na ci wàllam il faut que commerçant bi aussi jël ci wàllam. kon dañ lay bàyyi monsieur Diallo rek nga daal di def tàggatoo bi waxtaan wi am na solo ne la wóor ne nag détaillants yi takku nañ ñu ngi lay xaar fii ci biti. ah ba de xam naa ni comme sama waay Ndoye Bane mu ngi fi moom man dinaa rëcc man. leeral yi am na solo bu baax a baax ñu di leen ñaaxaat rek di leen waxaat ne daal luñ ci gën a góorgóorlu doyul ndax askan wee jaaxle askan waa ngi jooy am na kër yoo xam ne fi mu ne cin tàkkatu fa te loolu metti na lool toog jàkkaarloog sa njaboot ñuy ñàkk a lekk Ndoye Bane looy tàggatoo ba bàyyil de tàggatoo acca waaw di leen gërëm quand même di leen sant di vraiment di wax leen consommateurs yi ne que vraiment ñun ñu ngi seen disposition fépp fu ñu dem gis que ni vraiment ñu ngi leen di imposer yenn prix yoo xam ne ni bokkul ak li ñu wax nañ ñu woo mënuñu nekk fu ne di wax aussi commerçant yi ne leen vraiment réew mi moo toll foo xam ne ni effort yu ñëpp dañ ko ci war a def ku ci nekk mu jaral ñun ñëpp ku ci nekk ñi jàpp ci
ba nu jàll problème mu mbas bi nii yàlla musal ñu ci mbas bi. ñu mën ci génn ci bu baax a baax a baax a baax incha allah. kontaan nañ lool. jaajëf doy bismillah. merci beaucoup directeur kontaan nañ ci disponibilité bi. ak leeral yi ñuy ñaan rek yàlla na ci askan wi jariñu. amiin amiin lépp lu ñu wax rek pour que yëf yi gën a woyof. di ziar kilifa yi nga xam ne ñu ngi ñu doon seetaan yëpp di nuyu sama benn xarit boo xam ne. candidat la ca maire bu Mbour. yàlla na ko yàlla may ndam di Abdoulahat Sarr. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom Abdoulahat Sarr mais. moomee nga xam ni daal li gën a am solo daal góorgóorlu fexe am njariñ ci saw askan. loolu lu am solo la te Abdoulahat Sarr loolu la ne. ndeysaan képp ku ci nekk tamit ñu ngi lay sant di leen gërëm di leen jox dox daje bu suba ak jàmm incha allah. wallaay ñu ngi koy ziar bu baax moom sama turandoo sëriñ la xam nga man bu ma déggee Abdoulahat rek moom damay daal di freiné taxaw. delluwaat di santaat askan wi yëpp di leen jaajëfal bu baax waaye di wax ne Lamine Souran sama rakk jooju maa ngi lay jaale sa waajur fi wàññeekoo ak mboolem koo xam ne tiisoowu dafa xëy foofu ci sa kër waxtaan wi yëpp liñ ci jublu mooy kenn ku ci nekk mën ci jariñu mën ci xam détaillant bi xam fi muy taxaw grossiste bi xam fi muy taxaw waaye consommateur bi itam xam fi muy taxaw ndax sonn nañu lool askan wi sonn nañu te yéen ñi ko war a dégg rek leen lañ ko bëgg a dégtal bu ngeen ko déggee daal di ci indi ay saafara ki jaar ci sañse bi nag mooy sama rakk ji borom VIP design gis ngeen ne moom daal temps yi yàq na ma ba ma yàqu yaxeet macha allah mën ngeen ko woo Fatima Alikan mi ngi ci 77 866 39 35 77 866 39 35 di ziar waa régie yëpp Mia Babacar Am yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar Fatima Events ak mboolem ko fa nekk rek ndax jàmbaar ngeen ñun toog di wax rek la ñuy def waaye coono bi yëpp yéen a koy yenu kon ba suba ak jàmm kenn gënu leen